juróom benn waxtu tegal ñeent fukki simili ak juróom mbokk téléspectateur ñu leen di nuyu di leen ziar soo leen taaxiloo tuuti ñu faram fàcce leen lu gën a fës ci xibaaru marax yi lu gën a fës ci xibaaru marax yi bokk na ci màggal Touba suba incha allah ci dimanche bi nañ koy amal moo tax Touba nit ñi ñu ngi fa fees dell ci biir xibaar yi daañu ci ànd ak kenn ci suñu envoyé spéciaux yi di Modou Mbacke Niang mu waxal ñu lan moo ci gën a fës fii ci Dakar jamono joojule nit ñi ñu ngi xëccoo bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di oto ndax oto dafa manqué ñoom ñu si bëre yooyu la oto ñu ngi jamono ji ca Touba. lu fës si wàllum xibaar bokk na si fàttaliku gu ñuy fàttaliku batalo Joola ginnaaw ba mu suuxee ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru septembre atum 2002 ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru septembre atum 2021 bu ñu nekk mu nekk fukki at ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ñu ngi koy fàttaliku. Sénégalais yu bëri tamit di naqarlu taxawaay yi nga xamante ni am na si réew mi nga xamante ni Sénégalais yi ñoom jëlun leçon si soxla batalo Joola daan si ànd si biir reportage yi ak reportage Boubacar Dieng nga xamante ni Sénégalais yi ñu ngi sàkku ñu amal musée bi jëm ci boobule fan. mu nekk lu gën a fës si xibaar. mbokk téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar ñu ñëw ak yéen si xibaar yi nga xamante ni moom moo di xibaaru marax yi ñu fas yéene ko tàmbali ak màggal Touba suba incha allah si dimanche bi nañ koy amal moo tax mbooloo gu takku jamono ji ñu ngi Touba ngir tamit feddale seen ziar naka noonu ngir li nga xamante ni moom moo di célébrer boobule bis dañuy dem ca Touba fekk fa. kenn si suñu ndaw yi nga xamante ni ñoom nañ fa yabal di Modou Mbacke Niang man lay nuyu di la ziar xam naa ni moom Touba jamono ji moom foo sànni mart mu takk lan moo gën a fës si xibaaru màggal yi nga xamante ni yéen ñu ngi fas yéene dëttal ci kanam tuuti. Serigne Malick Cissé maa ngi lay nuyu di nuyu mba la ñu bàyyi xel ITV li gën a fës ci xabaar yi fii ci Touba bokk na ca nim Magal Touba édition 2021 Touba tàmbalee fees ci bépp boor askan wi jógee fu ne ñu dëkk bu sell bi nga xam mooy Touba dañu leen xuusal ci biir daaray Kamil ndax ku wax xam-xam wax Cheikhul Khadim Cheikh Bamba Khadim Rasoul Pape Alioune Sarr def na xuus ci biir daaray Kamil fekk na foom ay kàggu ci wàllum xam-xam lu mu ci mën doon daañu ci ànd bu incha allah ci biir xabaar yi waaye itam daañu xuus ànd ak yéen ci biir jumaa ji daayira Moukhaddamatoul Khidma la ñu dénk organisation wu jumaa ji ñoom itam am na innovation yu am solo yu def ren ndax màggal dafa delluwaat yemoom mu ñaareel bi at bi mu doon yemoo ak mbirum Covid-19 tax ñu jël ay mesures yu yees yoo xam day tax ba organisation mu tegu ci yoon ci biir jumaa ji daañu ci ànd ak ko Cheikh Diop mu xuus ci ànd ak waa daayira Moukhaddamatoul Khidma waaye itam daañu xuus ci lenn ci biir Touba xam ngeen ko Touba ak màggal gi dafay becc am koom ministre bi ñu dénk wàllum formation professionnelle Dame Diop gis ni lii di xëyum ndaw ñi Touba nekk na solution pour le problème ndax li feeñ ci wàllum koom ci màggal gi ak li mu génn ci koom sakkan na ba ku ne gis ci boppam waaye itam portrait du jour daañu ci ànd ak yéen tey leen xamle ana kan mooy Cheikh Ibrahima Mbacke kenn ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul naan ñu bari xamuñu ko waaye Mouhamed Kandji mu ngi xamle ak moom daañu ci ñëw léegi incha allah El Hadji Malick li ma la gën a fës ni kiis ñu faram fàccee. Modou Mbacke Niang di la jaajëfal bu baax a baax dig daje ci kanam tuuti si ñeexteelu xibaar yi ci màggal Touba nañuy dese ni ba tey ak waa gendarmerie nationale ñu indi fa dispositif sécuritaire bu am solo mën nañu wax ni junni ak juróom-ñaari téeméeri gendarme ak fukk naka noonu ay drone naka noonu ak tamit ay moto ñu ngi Touba ndax gendarmerie nationale dafa fas yéene bay waaram ci wàllu kaaraange ba mu mat sëkk ki nga xamante ni moom di Cheikh Sarr colonel Cheikh Sarr moom nañ siy teewlu si micro Mohamed Kandji. màggal gi moom kenn du wax fi ko réew mi teg ci njariñ ci importance nga xam ne bu jotee lu mat ay millions nit ñooy sol seen mbubb bëgg a ñëw ci dëkk bu tedd bi màggal dellu ci jàmm ren nag màggal gi dafa tombe ci période bu particulière muy mbas mi ak taw bi hivernage bi nga xam ne dañoo nekk ci digg taw moo tax ren gendarmerie teel a commencé liggéeyam ànd ak police di def ay opération combinée depuis war a toll ci weer
nga xam ne roq-roqaat yeeg yëpp dugg nañ ci Touba pour jële fii Samba Boy yi moo tax ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weer bi ci septembre bi gendarmerie déployé na moyens yu am solo ci ay nit def nañ fi ñaari junniy nit yu manqué ñetti téeméer téeméeri oto ak fukk ak juróom-ñaar fukk moto ak juróom ak ay fafal naaw yi ñuy wax drone ñoo xam ne moo ñuy wax fan la circulation bi tage mu ñu koy won direct fii ci ñu nekk ci Touba ci quartier Thiawène li may def fii ci liggéey nag sama nattangoo yeneen légion yi moom la ñuy def muy Dakar pour permettre waa Dakar ñëw waa Ndar ak waa Kaolack ak waa légion Est nga nekk nga xam féete fële ci wàllu Tamba tey ci suba nag dañoo amoon gan muy général de division Moussa Fall mi nga xam ne tey moo ŋànk bopp gendarmerie ñëwoon fii ñu nekk ci Thiawène ci Touba xool ni ñu toogee xool fu ñu toll ci liggéey bi xool directive yi ñu joxoon avant màggal gi est-ce que ñu ngi koy saytu di ko doxe mu jubbanti lii rëqoon. si boobu la jamono jëm beeg dikk bi dafa taga tembe fii si Ndakaaru ndax oto dafa manqué trop coo demee sa Petersen naka noonu sa centre ville buggante yu takkarnaase ñoo fa am ñu teewlu si reportage Pape Daouda Faye ak Seydina Mbaye. lu sori lool ay raw yuñ fa daan nemmeeku fii ci Petersen ci oto moo fa am gannaaw ay waxtu ci màggalum Touba am oto doon lu jafe société bi di Dakar Dem Dikk waroon xeet tey Sénégal bu ñu sukkandikoo si yenn yi. borom oto yi dañuy dem Touba xaaj bi dañuy dem Touba parce que foofu la ñuy dem liggéey la majeure partie population fa la ñuy dem moo tax. oto daal moo amut gisuñu oto wala amee problème bi moom gisuñu oto jusqu'à présent ñoo ngi xaar mais gisaguñu oto léegi nag moom li ñu mën a dimbale mooy transport kii bi par exemple Dakar Dem Dikk wala ñeneen ñi buñ doxoon buñ kii yoon mais fi ne nii man foofu laa demoon xaar jusqu'à présent ñëwul moo tax ma ñëw fii. Moustapha Ngom di wër na ma ñibbee moom mi am jafe-jafe am kaar gannaaw ñàkkum oto bi paas bi am na yokkute bu mu ci ne nekku. parce que maa ngi nii ak sama yeneen morom yoo xamante ne dañoo liggéey ba wàcc ba nga jël oto dem buntu Pikine pour jéem a jël yoonu Touba bi mais vraiment pour oto bu ñu yóbbu buntu Pikine rek dañoo am problème am. non yokku na parce que yokku na moom loolu sax parce que aussi oto manqué na transport bi yokku na ñun ñii sax dañoo bëgg a jéem a essayer ndax du ñu am taxi bokkoo te des fois chaque jour avant magal bi 200 lañ doon fay fii suñu ñëwee quoi waaw jëm Pikine ak bala Icotaf ba Icotaf quoi mais jusqu'à présent nii amaguñu oto ñu ngi wéreelu daal di taxawaat. Cheikh Diouf nekk ak chauffeur Ndiaga Ndiaye di tàngal borom moom mi la di ñu xamal ni tali bi yaatu na te neex lool teewul moom mi la ñuy xamal ne nit bu ñu dem Touba waral mu des fii. bi moom tali bi bu dee ci fii ci biir Dakar la moom tali macha allah fi mu nekk nii yoon il faut bëgg a dem embouteillage amul macha allah libéré na daal mais boo demee Touba moo loolu tali bi xat na trop te oto yi mënuñu dem Touba quoi il faut am yu fi des yoo xamante ni ñooy jàppale doomu aadama yi ñuy dem di ñëw xaj na dem bi dina jàpp nag mais dañuy xaar patienté wu rek tuuti dañuy patienté wu tuuti. ñu des fii ci Ndakaaru am jafe-jafe ci dem ak dikk bi. ndax woto yëpp dem màggal transport bi wéy gis ko bu baax fii ci Ndakaaru. Pape Daouda Faye di la jaajëfal baax a baax yow ak Seydina Mbaye ñu wax ci wàllum koom ndax ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk si xaalisu dollar loolu la Afrique soxla ngir mën a financer wala ngir mën a relancer koomam fileeg atum 2025 njiitu réew mi président Macky Sall moo xam ne ni mel démb ginnaaw ba mu jëlee kàddu ci 76e assemblée générale bu organisation des nations unies professeur Abdoulaye Seck xam-xamam màcc ci wàllum koom mu koy jàngale ci université Cheikh Anta Diop de Dakar rawatina ca département bu ñuy wax FASEG mu ni ànd na si lu nu mel waaye pays africains yi bu ñu xaar mukk saa su nekk ndimbal si pays développé yi muy wax li ni mel ci téléphone Abdourahmane li ñu teewlu ko. lu mu def rek mooy profité tribune bi nga xam ne am na ko foofu Nations Unies nga xam ne xëy na peut-être adduna bi ñu ngi koy déglu te bu mën a adduna bi lu mu si jublu mooy les pays partenaires au développement maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey ñi jàppal si wàllu suñu wàllu koom mais également institutions internationales yi et surtout les autres pays yi nga xam ne war nañu jàppale ci processus de reprise bi nga xam ne entamé nañ ko donc besoin boobu effectivement doon na besoin bu am solo ngir lu ko waral rek mooy choc bi nga xam ne Covid bi andi na ko fii suñu économie choc la nga xam ne bu màgg la
choc la bi nga xam ne mun naa ne même suñu économie suñu ko xam par le passé donc ça veut dire que choc boobu diis maanaam am na solo bi nga xam ne besoin yi defe naa te bu ñu koy exprimer à ce niveau là doon na li nga xam ne am na tolluwaay bi nga xam ne maanaam tolloo na donc ak choc bi donc moyen la ñi nga xam ne effectivement soxla nañ ko xëy na peut-être soxla na lu ëpp loolu ngir mën a relancer activité économique des secteurs yi nga xam ne tey maanaam mbas bi sonaloon na leen tëj nañu wala ménage yi nga xam ne maanaam seen revenu wàññeeku na wala liggéey ñuy liggéey te seen liggéey demeewul noonu wala ñu perte seen liggéey donc defe naa te besoin yooyu am na solo bi nga xam ne boo ko évaluer à l'échelle continentale doon na li nga xam ne effectivement lu am solo lay doon te defe naa bu ñu mënoon am ndimbal aussi bien à l'interne qu'à l'externe wala sources yi nga xam ne tey war nañ ko mën a mobiliser pour ressources yooyu ñu am ko defe naa tey buñ si demee rek dina doon li nga xam ne économie na si mën a njëriñ ak également tous les acteurs économiques aussi. c'est vrai que dañuy wax effectivement war ñu dépendre trop de l'extérieur parce que tey bu ñu xoolee tey extérieur bu ñuy wax mooy pays yi nga xam ne ni maanaam seen économie gën na jëm kanam ñi nga xam ne ñoo doon jàppale ci wàllu développement ñoom coopération ak ñoom ñu tuddee les partenaires au développement maanaam te ñoom tam ñu ngi si ay jafe-jafe ndaxte Covid ñu laale xëy na peut-être ñoom tam laale na leen bu tolloo rek ne li nga xam ne peut-être ëpp na ko donc ça veut dire que ñoom tey seen mën-mën ci wàllu ndimbal nga xam ne ñu ko doon wala jàppale nga xam ne ñu ko doon jàppale ñu pose développement wàññeeku na. dañuy dese ni ci 76e session bu assemblée générale bu organisation des nations unies ndax njiitu réew mi président Macky Sall wax na tamit dañu war a réformer lu ñuy wax conseil de sécurité des nations unies ndax le conseil ginnaaw ba ñu génnee ci guerre mondiale bi ni mu di fonctionner moom lay fonctionner ba jamono ji mu nekk li nga xamante ni Ibrahima Diop nekk sociologue politiste xam-xamam màcc ci wàllu relations internationales ànd na si mu ngi dénk li ni mel ci kàddu Mame Abdou Gueye Kassé. sàkk boobu wareef la tey jii nii wareef bi li mu tëddee mooy que ca 1945 réew yooyu amuñu woon maanaam ay dañ leen a nootoon moo tax nekkuñu woon ay réew yoo xam ne dañoo moom seen bopp bi ñu moomee seen bopp tey jii nii ci démocratie li nga xam ne yaatal ak boole gi nga xam ne war nañ cee boole réew yëpp bu fekkee Nations Unies kuréel la boo xam ne mbootaayu xeet yëpp ci war a bokk war nañ ko ubbi yaatal ko ba réew yooyu am fa kaddu goo xam ne day am doole ba nga xam ne seen i gis-gis seen i bëgg-bëgg seen i xalaat dinañ ko mën a wéyal am tamit buntu boo xam ne loo xam ne d'accorduñ ci ñu wax ne ñoom d'accorduñ ci mën cee jëfandiku ci jëfandiku bu wóor donc ndogal googu bu ko conseil de sécurité bi deful maanaam gis-gis bi nit ñi di am bi yeneen réew yi di am ci conseil de sécurité bi gis-gis boobu day wàññeeku doole bi conseil de sécurité bi am dina gën a wàññeeku pour que doole jooju yokk nag il faut que réew yëpp gis ci seen bopp bokk ci biir ñu boole leen ci ñoom tamit ñuy wax seen xalaat di wax seen gis-gis di sàmm seen kaddu ba nga xam ne seen kaddu dina mën a yóbbu Afrique yëpp ak réew yu bari donc loolu moo tax démocratisation boobu ak équité boobu dañ ko war a respecter te principe bu maanaam réew yi nga xam ne ñoo amoon doole 1945 ba gagné guerre principe boobu dafa wees tey jii nii guerre bi nga xam ne gagné nañ ko mooy xanaa Covid-19 te Covid-19 bi réew yëpp ñoo ko gagné kon réew yëpp ñoo war a ànd booloo ci kuréel Nations Unies pour Nations Unies am gën a am doole mbootaayu xeet yi pour mu am doole ñëpp ci war a bokk dinañ ciy bokkee mooy que seeni ndaw man faa teew bu fës mën a jottali seen xalaat Afrique mën a jottali xalaatam réewu Afrique yi mën a jottali xalaatam ci biir Union africaine waaye tamit am ay réew yoo xam ne dinañ mën a représenter Afrique gi yëpp ci biir conseil de sécurité. mu nekkoon Ibrahima Diop sociologue politiste et analyste ci wàllum relation internationale ñu addu jëm ci wàllum suuxu batalo Joola suba si dimanche bi lay mat fukki at ak juróom-ñett ndax ñu fàttali ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru septembre atum 2002 la woon boobu lay batalo Joola Sénégalais yi ñu ngi si àddu di naqar lu baax a baax li nga xamante ni moom moo di askan bi jëluñ si ay leçon naka noonu état wu Sénégal ndax suuxu batalo Joola lu mat junni ak juróom-ñetti téeméer ak lu teg ñoo si ñàkkoon seen bakkan si fàttali ak tamit kàddu sénégalais yi ak Boubacar Dia. waaw naufrage batalo Joola maa ngi koy fàttali bu baax bon dama jékki-jékki mel ne bomb bu daanu suma kaw parce que dafa métti quoi. lu mat ay nit ñu bëri jékki-jékki daal di suux. bés boobu doon lu metti ci xale bu góor bile moom
dafa ñàkk ñu ko jege woon lool ci suuxu bato la Joola bu koy fàttaliku muy metti ci moom. waaye ay mbokk lañ presque parce que ñooñu ñoo ma yar j'ai un aîné boo xam ne suma entraîneur la woon xaritam aussi koo xam ne foofu la doon liggéey ci bato bi may la woon ñoom ñëpp dama leen a ñàkk te dañ ma jege woon quoi Amadou Mballo Fodé Sow xam nga. lu ëpp junniy nit ñàkk seen bakken fukk ak juróomi nationalité yu bokkul juróom benn fukk ak ñeenti rekk ñoo ci mucc góor gile topp mbeddu Ndakaaru yi ñeenti fanu yàlla di wër ñi nga xam ni ñàkk na leen ci bato bi. man amoon naa ay nit ñoo xamante ne ñu ngi jóge woon Côte d'Ivoire su ma ay mbokk lañu suma grand frère boo xamante ne moom dafa il a fait 30 ans Côte d'Ivoire mu ñibbi ci Sénégal fii mu ngi see Sénégal fii doomu xaritam yi jógee foofu Côte d'Ivoire ñëw fii fekk fii dem Casamance Ziguinchor jël bato bi mën naa la wax 4 jours maa ngi numéro Dakar pour gis seen néew mënu ma leen gis ba tey fu ñu toll nii. am na njaboot yoo xam ne ba léegi defaguñu seen dëj waa jile di sàkku rek ñu defar benn monument ñu leen koy xoolee. fi mu nekk je suis tout à fait triste bëggoon naa aussi ñu defale benn mémorial daanaka benn musée boo xam ne ku fa ñëw rek di fàttaliku chaque fois bateau Joola au lieu que ñuy xaar at bu at mais ñu tabax benn monument boo xam ne ça sera dédié aux victimes du bateau Joola. lu ëpp ñaari junniy nit ñoo nekkoon ci bato bi bi muy suux mu ne day bato bi juróomi téeméer ak juróom fukki nit rekk la waroon jël lii moo tax ñi ñu dajel jàpp ni rekk nguuru Sénégal naka noonu sénégalais yi jëlewuñu benn jàngat ci suuxu bato la Joola ndaxte ba fi mu toll nii ñu ngi def lu ni mel. Boubacar Dieng di la jaajëfal bu baax a baax ñu àdduwaat jëm ci wàllum lettre politique sectorielle bu ministère de l'élevage ginnaaw démb ngeen déggee Ali Sele Diop nekk jëwliñ ji tey jii acteurs yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum yàpp geeg meew gi seeraay bi daf leen ëlëm ci jamono ji ñu nekk moo tax ñoom jàpp nañ ni mbir mi dañ ko war a soytuwaat bu baax a baax ndax jamono ji metti na trop ci ñoom. kenn ci ñoom di Mamadou Ba moom moo jiite boobu association jëm ci wàllum intensification ak production animale nañ ko teewlu ci micro Babacar Seck. léegi mais ban conséquence la affaire Covid bi am par exemple dans le lait mais mënu ma ne ko mais ce n'est pas uniquement le lait c'est aussi bien la viande bi xam ne mooy yàpp xar yàpp nag ak meew mi aussi parce que dina temps yi passé ay provendiers yoo xam ne dañuy nekk ñoom aliment bi dañ koy yokk. wante yéen ñëpp xam ngeen ne tey ci àddina si mais impact Covid bi perte d'emploi yi mu indi partout dans le monde le chômage s'est accru yëpp dafa liggéey amatul bon qu'est-ce qui se passe les industriels yi doon produire seen production dafa wàcceeku mais bu fekkee ne léegi say charge wàcceeku wala say charge mais il faut que nga yokk say prix pour pouvoir couvrir les charges ça c'est économique ñëpp xam nañ ko. bon le fret là bu ñëwee que ça soit aérien ou maritime dafay yokku et donc forcément boo obligé nga fay loolu mais dans ces conditions là il faudrait que yow li ngay produire aussi nekk nga buñ ko ci teg ñi xam ne ñooy defar aliment nee nañu ma président buñ la yëgal ne que suñu prix dinañ ko yokk bon liñ leen tontu nag ñun ñëpp dañ leen ne nekk balaa ngeen di yokk dañu bëgg fu ñu topp ngeen wax ñu exactement naka la yokk wala mën a demee mais bu ñu yokkee mais forcément il fallait que ñun suñu wàllu bopp aussi dinañu yokk. mu nekkoon Mamadou Ba jiite association nationale bi nga xamante ni mooy yëngu ci wàllum intensification ak production laitière Babacar Seck moo taataan kàddoom. ñu àddu jëm ci déclaration bi nga xamante ni ministre français de l'intérieur wax na ko mu ni soo leen seetloo bu baax a baax dealer yu mag yeeg tappalekat yeeg ak tamit consommateur de drogue yi ay sénégalais lan Seydou Gueye tontu na ko ni àndul ci lu ni mel ni lu ni mel dëkkul benn dëkk ndax dëkk yëpp tamit mën nañ tamit féete ci boobu lay fànn ñu teewlu kàddoom ci micro Salif Sow. man xaw ma fu mu sukkandiku pour wax ko. liñ ci mën a wax daal mooy ay sénégalais yu baax a ngi Europe nekk France di fa liggéey di defar seen système am xarañ am njàng am compétence li ma jàpp daal mbirum drogue mbirum dëng mbirum saay-saay ak yooyu
benn réew moomu ko du màndarga benn réew parce que ay nit ñooy jóg di def réew yebalul kenn pour mu def loolu donc kooku moom duñ ci mën a wax bare parce que drogue moom liñ ci mën a wax mooy fépp la nekk ci àddina ñi koy jëfandikoo xeet yëpp la ñi ciy yëngu di ko jaay xeet yëpp la mën naa nag ci ñoom seen gis-gis ñu jàpp ne ci jamono ji li ñuy gën a jànkonteel wala li ñuy gën a jàpp ci ñu nekk ci yooyu xëy na limu sénégalais yi yaatu na ci mais jàpp naa ni daal ay sénégalais ñi ngi France ay sénégalais ñi ngi Europe di fa liggéey te laale ñu dara ak yu mel noonu te ñoo fa ëpp. dañuy dellu ca Touba ndax nu ma la ko waxee woon sànq màggal Touba suba incha allah la Modou Mbacké Niang mu ñi fay xaar ngir xibaaru màggal bi Modou Mbacké Niang man lay nuyuwaat di la ziar ma bay la nga wax lan moo gën a fës ci xibaaru màggal bi.